bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala sayyidil awwalin wal axirin sayyidina muhammad nabil ummi tahiril zaki wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. mbokk yi ñuy seetaan ñaa buñ jullee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko baaxee di def at bu nekk ci weer wi ci bés bi daan ko bind di ko jàllale ci réseaux sociaux yi. fan yi da ngeen fas yéene defal vidéo ndax weer wu toll nii yàlla baaxee ñu ko ñun julliti wala sax képp kuy doomu aadama wala sax lépp luy mbindaafoon weer wi su la yàlla maye ba nga fekkee ko war nga ko sant ndax weer bi ñëpp umpale wuñu ni mooy weer wi gën ci weer yi bés bii nga xamante ni aussi si la ñu nekk muy bésu gàmmu mooy bés bi gën ci bés yi amul benn sikk sàkk yenn saa yi dinañu faral di dégg yenn borom xam-xam yi ñuy wax ni weeru koor moo gën ci weer yi dem bay wax aussi que ni laylatul xadr moo gën ci guddi waaw te man ñooñu ma leen di poser benn question ndax bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddul woon ndax weeru koor dina am ndax moom moo ñu indil koor ndax bu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam juddul woon ndax laylatul xadr dina am ndax moo ñu ko indil loolu lépp ñu jàng nañ ko donc ce qui veut dire que ñoom seen théorie yooyu ça reste à voir amul benn weer bu gën weeru gàmmu amul benn bés bu gën bésu gàmmu amul benn sikk sakk laylatul xadr dañuy xayri min alfi shahr que laylatul xadr moo gën junniy weer loolu la yàlla wax ci aaya bi waaye waxul ni moo gën weer yépp dafa ni ngay jaamu guddi laylatul xadr dafa mel ni ngay jaamu junniy weer waaye mais ki jaamu yàlla ñaari junni weer nag xanaa kon moo ëppale ñetti junni weer moo gën ñaari junni alors waaw donc pour wax leen ni rek bés bi nga xamante ni mooy bésu mawlidu nabi képp ku nekk si ñun su jotee war na def kem si lay kattam ngir cante ko yàlla sunu borom mi nga xamante ni moo njëkk a cant soppam bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kan moom turam sax cant lay tekki Muhammad Ahmad muy signifier le louangé par Dieu waaye nag cant bi yàlla di cant seen di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day wute ak ñun cant bi ñuy cant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw cant bi ko yàlla di cant loolu yokkute la si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñun cant bi ñu koy cant ak cant bi ko malaaka yi di cant loolu yokkute la si ñun waaw ba tax na dafa am tubaab bi au XXe siècle ay boroom xam-xam yoo xamante ni bi ñoo def seen étude concernant la création de l'univers léegi boroom xam-xam yu mag yu mel ni ñoom Lemaître ñoom Owen ñoom Einstein à travers leurs recherches sur l'origine de la création ils ont déduit que le Big Bang est la genèse de l'univers, que l'univers est parti du Big Bang, la théorie du Big Bang. C'était la théorie du Big Bang. Tout est parti d'un point de lumière. Un point de lumière qui équivaut à moins 10 puissance 13. Maintenant, tout est tout est bon atome yi sax ñoo ko gën a rëy léegi nag lumière boobu noonu moo éclaté daal di engendrer
toute la création, tout l'univers, les galaxies, les constellations yëpp point boobu la jóge, point de lumière boobu. loolu les savants yooyu ñu ngi ci defee étude à partir du 20e siècle, alors que 14 siècles avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ci hadis que dafa mës a toog moom malaaka Jibril mu ne Jibril alayhi salaam, man ak yow kan moom mag? Jibril ne ko yaa rasulallah, xaw ma ko mag de, man de mag laa waaye xaw ma man ak yow ko mag. mu ne malaaka Jibril bi nga fi nekk ak sa borom ak kan ñoo fi nekkoon? mu ko antaa man daal maa fi nekkoon ak Arash ak Kursiyu ak benn étoile boo xamante ni bii daan naa koy faral di gis chaque 10 000 ans. 10 000 ans c'est au royaume divin, c'est différent de 10 000 ans fii ñu nekk nii. donc chaque 10 000 ans daan naa ko gis te lumière boobu gis naa ko 7000 fois. lumière boobu xam naa ne man mii fii laa ko fekk. yaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko la Jibril, lumière boobu man la. foofu nag laa jëmoon pour faire la corrélation entre le Big Bang ak cette lumière mohammedienne qui a engendré la création. ndax yàlla si boppam moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, man ci sama leer laa la sàkkee. waaw yàlla dafa boo gisee mu def création bi da ko def pour teral Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lépp lu mu sàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu sàkk ko. lépp lu mu sàkk mi ngi ko sàkkee itam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Lavoisier dafa naan rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. leeru sunu borom boobu ba yàlla namee manifesté wu, ba yàlla namee def li arab yi di wax son tajaliyaat pour sa manifestation, se manifester, dafa créé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yonent bi wan création bi kan mooy moom borom bi subhanahu wa taala. léegi leer googu noonu la sunu borom jël njëkk koo xaaj ñeenti xaaj bu njëkk bi mu créé ci xalam la plume, bi ci topp mu créé ci lawhil mahfuz, wala mën nañ ko woowee le serveur de tout ce qui est décret divin. lépp lu yàlla nar a bind nar a sakk ci serveur boobu lu ko yàlla stocké. beneen ñetteel bi yàlla créé ci Arash. ñeenteelu leer bi yàlla xaajat ko ñeenti xaaj, créé ci àjjana yi, créé ci kurbiyuun yi, créé ci maarifatu billah, di noonu la koy xaaje di ko xaaj ba suuf ak asamaan juddu, àjjana yi juddu, safara yi juddu, lépp juddu. donc pour dire que cette lumière divine là, typifiée par la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lumière boobu, donc ça peut rejoindre que ni il y a un Big Bang qui a engendré d'autres Big Bang jusqu'à ce que toute la création soit. waaw loolu lépp yàlla def ko jagleel ko soppeem bi nga xamante ni mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. teral ko, julli ci moom, daal di sàkku képp koo xamante ni yàlla bind na la ne la muy alam bi, muy jéeri gi, muy jaww ji, muy géej gi, ñoom ñépp nañu julli ci ki nga xamante ni mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ndaxte moom mooy rahmatan lil alamin, moom mooy incarné la miséricorde divine ci univers yi. waaw mooy ki nga kon boobu ça veut dire que qui incarne univers qui incarne disons la miséricorde divine
kooku di fi jóge mais waxante dëgg ndax ngelaw bi may noyyi nii ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngelaw bi ñu noyyi nii ñëpp ak xéwal yi ñu yàlla defal lumière jant bi nga xamante ni moo tax que la vie soit possible sur terre loolu lépp ce sont des prototypes de la miséricorde divine typifiée par Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla invité ko rañaan moom yaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir teral ko ànd ak malaayka Jibril li ci am solo mooy bi mu ànd ak malaayka Jibril ñu àgg sidratul muntaxa Jibril ne ko man fii laa mën a yem mënumaa weesu fii ndax su ma fi weesoo damay lakk. C'est juste pour vous dire que ni yàlla amul kenn ku ko gën a jege ku dul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam du malaayka du kuru bi yoonu du kenn amul benn amul waaw c'est juste pour rejoindre que ni li nit yi di wax par rapport ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak Moussa alayhi salaam bu ñu demee di julli yi ñu ne Moussa moom kan moo ko naan demal ñu wàññi la jullit yi ndax sa askan bu jum jamono duñu dañuy néew doole demal ñu wàññi la les 50 prières parce que loolu boo ko gëstoo c'est vrai que ñëw na ci histoire ñëw na ci siira mais boo ko gëstoo xam nga yàlla dafay wax en parabole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi day wax en parabole boo ko gëstoo ci histoire boo ko gëstoo c'est comme si Seydina Moussa moo gën a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njabootam c'est comme si Seydina Moussa li mu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ko te loolu njuumte la ndax Moussa ci boppam alayhi salaam taalibe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu amul kenn ko koy werante ñun ñëpp ba muy rañaan 124 000 anbiya wal mursalin yëpp daje nañu Jérusalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite leen waaw donc ça veut dire que mooy seen imam mooy seen kilifa mooy seen lépp waaw donc foofu noonu xëy na dañ naan Moussa la waaye Moussa laataa boobu dafa amoon benn tarbiya boo xamante ni daf ko def ak benn nit yàlla ngir mu mën a taxawee foofu am loo xamante ni da koy symboliser sur la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu il faut ñu xam ko waaw ba bu doon Moussa kese Moussa ci boppam lépp lu mu am lépp lu mu mën si secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay doxee bépp yonent ak loo mënti am ak noo mënti mel lépp looy doxal yaa ngi koy def ci secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ñu koy woowee xaatimul anbiya mooy ki nga xamante ni c'est lui qui parachève la mission des prophètes mais sama sëriñ professeur Cheikh Ahmad Tall moom nee na xaatimul anbiya mooy ki nga xamante ni c'est le premier et c'est le dernier des prophètes waaw te yonent bi nee na nekk naa yonent di jiitu Aadama ak Awa nekk ci diggante ndox ak ban donc loolu ça veut dire que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mission jiitu na li ñu naan il est li ñu naan historiquement jiitu na 570 bi mu judd ak 623 bi nga xamante ni si dañu ne si la génn àdduna mission jiitu na loolu mission jiitu na ci histoire li ñu naan c'est à l'âge de 40 ans la tàmbali mission jiitu na loolu ndax laata loolu Jibril fan la ko fekk Jibril mi ngi ko fekk ci xeer bi la doon def ci xeer bi da doon jaamu yàlla da doon wéetal boromam donc ça veut dire que avant Jibril di ñëw xamoon na boromam mi ngi ko doon jaamu mi ngi ko doon sabal avant même
Seydina Jibril di ñëw di ko wax iqra waaw te baatu iqra boobu borom xam-xam yu bëri joxe nañ ci seeni xalaat wane ni iqra bi du jàngal parce que Jibril taalibe yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam donc du Jibril moo koy jàngal loolu il faut aussi nit yi di ci bàyyi xel waaw mais bu ko nee iqra dafa ni ko décante-toi révèle-toi génnal li nekk ci yow wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ummi la du koy jàng kenn mën ko jàngal moom mooy xam-xam bi moom la ñu war a jàng waaye du Jibril moo koy jàngal waaw keneen moom ak Jibril xam ay ñaati ati nga xamante ne moom la yàlla njëkk a sàkk waaw dañuy wax dëgg kooku naka la ko Jibril di jàngale loolu mënul nekk waaw moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla tamit jël ñu def ñu ci xeetam ñun am ñu fayam waaw xanaa aussi di wax ñu mënuñoo wax ci gàmmu te waxuñu ci ki nga xamante ni mooy suñu sëriñ ki nga xamante ni buñ jotee ngënee li jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo tax muy suñu sëriñ Seydina Cheikh Abul Abbas Ahmad Tidiane Chérif il Khachim il Khouraychi il Fatimi al Hanafi Siru Sarirati Sultaanu Salatini lu ko sama turandoo sëñ Babacar di waaye waaw kenn du xutbul maktum ki nga xamante ni Seydi Hadji Malick Cheikh Oumar Foutiyou Imam Sukayri Ibn Arabi Damrawi ak ñeneen dañoo am seen may kenn ëppaliwu la ku ci nekk sa domaine ku ci nekk sa gox yaa fa raw am li ngay am ba pare naka fa ñukk ne xaaral nag mu jóg jaayanteeg waaye yàlla bi ndax xam nañ kan mooy Seydina Cheikh Seydi Hadji Malick bi muy dugg ci tarixa bi bu ko neexoon créer tarixa de waaw wax na ko sax waaw laay Seydina Omar Cheikh Oumar Foutiyou tamit noonu ñeneen waaye dañu di déedéet li nekk ci tarixa Cheikh li ñu gis ni mënuñu koo am feneen yàlla lu muy maye jox na ko Seydina Cheikh loolu moo tax ñu jaayante ak moom xoolal Ibn Arabi Damrawi gisatu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko Seydina Cheikh nekkee li lu fàttali Seydina Cheikh c'est le 24e petit-fils du prophète te di ci ala dawme ni ko olof di waxee mooy miye bi ñu ngi ko célébrer 18 safar gàmm gi ñu koy célébrer 12 rabi al awal boo ko xoolee day nekk 24 jours pile concernant mu méngoo ak les 24 disons arrière grands-parents ci généalogie Seydina Cheikh boo jàppoon lii di ko lim Seydina Cheikh doomu Mahamad doomu Mokhtar doomu Ahmad di ko limal doomu Salim dem ba ci Idriss al Akbar Idriss al Asghar Isaac Zeynul Abidin yéeg ba ci Mohamed Nafsu Zakiya ba ci Abdoulaye al Kamil Asadul Musanna Asanul Sibt dem ci imam Ali karamallahu wajhuhu ak Seydinatu Fatimata Zahra Sayyidatu Nisaa wal jannati Sayyidatu Nisaa jannati dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day nekk 24 maam waaw donc pour ñëwaat rek par rapport ak Ibnu Arabi bi nga xamante ni Ibnu Arabi Damrawi doon na gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy 24 fois par jour yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax xam nga lu tax nga ma gis lu toll nii ne ko dee yaa Rasulullah
mu ne ko da nga bëgg sama sët bii di Seydina Cheikh moo tax nga may gis 24 fois par jour. Ibnu Arabi bi mu njëkk a jël werd Salaatu Faatiha moom la Seydina Cheikh njëkk a jox werd Ibnu Arabi bi muy dem di jëli di jébbalu ji di jaayante ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaayante ji ak Seydina Cheikh dafa war fasam di ko fekki dëkkam. Seydina Cheikh fi mu nekkoon ci yoon bi fas wi dee. Ibnu Arabi daal di def taslif dekkal fas bi yéegaat ci dem fekk Seydina Cheikh bi mu agsee Seydina Cheikh ne ko Ibnu Arabi dem raayu mu ne ko waaw mu ne ko da nga bëgg ànd ak man ne ko waaw mu ne ko sa fas bi nga yëg bi nga ñëw dafa dee nga dekkil ko mu ne ko boo bëggee ànd ak man yëfu miracle yeeg yooyu yëpp danga koy jël tegee ko ndële waaw man charia ak sunna bu set wecc laa bëgg di dund ak sama njaboot waaw pour wax la ni Seydina Cheikh moom ci loolu la tënk njabootam fu wan la ni rek ku ci nekk si ñoom ba nga ñëw di jébbalu si li la yàlla di may fekk yàlla may na la ko ba pare waaw mais teewul da nga jël yooyu yëpp tegee ko ndële ñëw jaayante waaw xoolal ki mel ni sunu maam Xaadima Jaxate Kala moom itam dem na ba si jeexitalu dundam si lay doog a jël tarixa cheikh waaye bi mu ko jëlee je pense 5 ou 7 ans avant sa mort la jël tarixa bi waaw mais Xaadima Jaxate Kala après li mu bind ci ay téere dafa mel ni moom ak li mu meloon yëpp ci xam-xam si sagesse si loolu lépp dafa mel ni moom ci kufur la nekkoon avant muy jël tarixa cheikh xoolal loolu rek waaw ku mel ni Cheikh Aliou Tamasini ak ñeneen waaw ñu ñëpp jaayante ak ki nga xamante ni mooy sëtam bi di Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu waaw nga xamante ni bépp xewal boo xamante ni ñun am nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jaar ci borom salaatul faatihi li ma uxlix waaw al faatihi li ma uxlix ki nga xamante ni moo tijji lépp lu tëju woon xewal yéeg gënal yéeg yërmande yéeg lépp loo xamante ni tëju woon ñu Seydina Cheikh jox nañu ko tijji nañu ko maamam jox ko werd bi après 17 ans de xeloo nga xeloo 17 ans diggante Challala ak Abu Samxun 17 ans yow nga tëju di ko xelwa jël boo demee ba sonn nara nelaw nga jël buum takk sa baat def ko ci kaw plafond bi taxaw ndax bañu nelaw jàpp la boo nelawee buum yi xoj la mu yeewuwaat Seydina Cheikh noonu la doon def di jàmm boromam waaw kon boobu kooku tamit yàlla nañu ko yàlla fayal doon xutbul maktum yàlla nañu yàlla fayal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni même ñu dul même suñu noon yi sax ñi nga xamante ni sax j'allais dire bokkuñu religion sax sur le plan leadership dañoo naw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay Lamartine ay Victor Hugo ba ci Hitler même Hitler sax dafa toog mu xalaat comme niñ ko sëñ Cheikh Al Maktoum di jàngale dafa toog xalaat mu ne il faut pas comprendre un leadership boo xam ni yow tu es un général de guerre tu as ton armée et tu veux que le monde entier soit sous ton commandement amuloo caserne amuloo doo jox sa armée bi doo leen jox ñu lekk yow yaa lay jël sa xaalis di leen jox mais déedéet au contraire soldats yi ñoom ñoo jël seen xaalis di ci def ku ci nekk sa kër ngay fanaan boo ñëwee tu es sous le commandement du général du maréchal suprême loolu naka la nit mën a réussir mission bu toll noonu dans l'histoire du Alexandre le Grand
du Gengis Khan le roi mongol, du Napoléon. Hitler moom bëggoon na loolu mais dafa ñu loolu c'est pas possible naka la ko nit mën a réussir waaw un leadership aussi éclairé ba ci Michael Hart il est de notre époque. C'est un professeur d'université américain, un grand penseur muy def une étude sur les hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Il a fait une étude scientifique pour démontrer que l'homme qui a le plus marqué l'humanité, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. waaw lépp loo gis ci àdduna yàlla def ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax du lenn du kenn moom rek la yàlla faalewul keneen. moo tax sunu kilifa yu baax yi ñu am Sénégal ñu leen di sant ndax ñoom teel na ñoo woon yoon bi xoolal ku mel ni sunu maam borom Touba boo jëlee njabootam A ba Z ñëpp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ku mel ni Seydi Hadji Malick kazalika ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Omarul Fouti ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp noonu la ñuy def ngir xamal ñu rek kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla nañu ko yàlla soppal yàlla na yàlla yokk sunu cofeel ci moom yàlla na yàlla dëgëral sunu pas-pas ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. pour wax ni lii c'était juste sunu contribution comme ni ñu ko daan faral di defee ci at bu jot ci gàmmu gi di ko partager ak yéen. fàttali la rek lu ci bëri non xam na ñun ñëpp jàng ay doomu jullit lañ bi ñu juddoo ñun ñëpp sunu ay waajur dugal nañu ci daara ji waaw donc loolu kese la woon. gàmmu nag dafa di loo xamante ni bés bi yàlla sàkk yaakaar naa ni fii ci Sénégal ñun ñëpp ñu ngi gàmmu waaw sañ ñu toog bés te gàmmu wuñu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa du teggin pour man ñu jël 12 mois jël 365 jours war a jël toute une vie ñu dañ ko ci daggal benn bés ci at bi pour di ko màggal te koo xamante ni wala waxtu wala aaxiru wala zaahiru wala baatin wala mooy lépp mooy jiitu moom mooy lépp moom rek la yàlla créé kon ku mel noonu bu ko nee dañ ko utal benn bés dafa day xaw a nuru leneen waaye c'est juste que ni jamono moo bindoo noonu c'est une tradition religieuse boo xamante ni il faut que tout le monde communie pour wane suñu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bu ñu fa jógee tamit nekkaat ci gàmmu fu ñu mënti nekk bés bu yàlla sàkk waxtu bu yàlla sàkk ñuy gàmmu di gàmmu ba gàmmu ñëwaat ñu dajaloowaat jaraat loo xamante ni mooy si kilifa diine yi moo ñu permettre le lendemain le 13 si la ñuy gàmmu di gàmmu ba beneen at ñu fa fekk loolu moo doon suñu contribution ci Mawlud 2019 di ko doon def di seen xarit seen mbokk Ababacar Boye di leen ñaanal jàmm ngeen di am jàmm ñuy am jàmm ba doon nekk jàmm ñu ko sunu maam Serigne Cheikh Al Maktoum doon waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin